fàtte que ne notre leadership nous vous le devons donc ñun on est là pour vous Amadou. des cœurs nga laajte. des cœurs laa laajte. waaw jëlal ñu may la ko. Des cœurs pour Ndella Madior Diouf. Alors. Encore des cœurs. Beaucoup de cœurs. mais am ngeen droit d'auteur nag Ndella nag ci kër yi bari na léegi. non suñu yaay la dañ koy nuyu de passage parce que lii clin d'œil la pour elle parce qu'elle a lancé un mouvement et c'est un mouvement d'amour et de paix. donc des cœurs pour tout le monde voilà. challenge la mujj nekk ci réseaux sociaux yi mën ngeen ñu suivre actuellement ci page Facebook bu télévision Futur Média li ci internet bi wala li xew ci biir internet bi d'ailleurs yéen a ñu jox tur wi ñuy fas yéene partagé ndoog ak yéen heure bi moment bi mu relax li xew ci biir internet bi statut WhatsApp yi Facebook Twitter wala Instagram lépp li nga xamante ni gis nañ ko lu leen di jariñ ñu partagé ndoo ko mu leen di reetaanloo parfois ñu ci jàng lu bare bare tey nag dinañ fas yéene waxtaanee lan mooy Bitcoin wax nañ ko sànq monnaie électronique la am na ay sénégalais yu ci góorgóorlu nekkate di ci nekk ay millionnaires. milliardaires peut-être. am na ñu siy liggéey am na ñu nga xamante ne loolu rek mooy daal di nekk seen comme ñun ni ñuy amee suñu liggéey ñoom loolooy seen liggéey. dinañ si ñëwaat saa yu ma essayé. du ma jàll. kon après dinañ la jox ay kii dinañ la jox après ay tips. xool image bi man la rek ci Bitcoin damay góorgóorlu ba yaakaar ne maa ci ne wadd. rek pëtëx. oui. kii man la non surtout ak Bitcoin bi nii damay góorgóorlu ba yaakaar ni rek am naa 100 francs équivalence rek nga daal di pëtëx daal xam naa ni après dinañ ci ñëw ñu expliquer ñu lan mooy Bitcoin. mais tey ak lu ñu la indil li yëpp defe naa ne boo si jógee moom dootoo daanu. dinaa nekk milliardaire. di nga nekk waaw di nga nekk milliardaire. mën na ne milliardaire millionnaire nañ commencé millionnaire. bu ñu commencé soo ko nekkul ba pare waaw bari na te ci justement ci mbiru Bitcoin yooyu avant ñu ci dugg carrément damay bëggoo woon internautes yeeg téléspectateurs yi site d'information bu groupe Futur Média surtout ci anniversaire bi tey lii la génne mu nekk site bu instant yi dafa gën a rafet. li ñu naan le site IGFM fait peau neuve. parce que à l'occasion de son anniversaire xam nga anniversaire ku ci nekk boo koy fêter da ngay daal di sol sa yére yu gën a rafet. invité say xarit daal di def peau comme nag Covid la ñu nekk ñun tamit ñu daal di changer li nga xamante ne moo di habillage yu IGFM. donc on a fait peau neuve sol yére yu rafet mooy lii nii ngeen di gis donc site bi accessible yomb maniable. fa laa doon jëm gën a yomb nga xamante ne léegi les grosses infos da ngeen koy am ci saa si. ba pare très intuitif comme site. waaw vraiment lii rafet na surtout xam nga ñun ñi yéen ñi nga xam ne min ngeen ñun ñi nga xam ne nañ internet bu ñuy dugg site d'information bi surtout am na application bu gën a simple boo xam ne mën nga ko am mais surtout boo tapé www.igfm.sn tamit dafay gën a yomb. information nga koy am nii en temps réel et puis mu gën a yomb neex ci bët neex ci booy laal touche yi. booy swiper. waaw expression baa ngi noonu. je voulais pas utiliser swiper parce que maire duñ comprendre heure bi. non instant bi xoolal maire non instant yi maire yi commencé nañ tegu ci raay bi. benn paa nee na ma yow mairie rek ngay wax xanaa lu tax doo wax paa yi. waaw mi noonu parce que paa yi tamit suñuy fan sa lañ dañuy seetaan de. heure bi dañuy seetaan. waaw paa yi am 60 ans plus. waaw c'est les seniors ñu ngi leen di kukkute. seniors yi bu ñuy selfie ni ñu mel ñoom ngay gis bi ñuy def nii seen affaire yi ñu wane seen kanam yi. man du ma tooñ benn senior non du ma tooñ benn senior paa bu may bëgg bu ñuy selfie nii. waaw. toujours dina am benn espace bu bari ci kaw. waaw parce que en fait jeu bi la ñuy kii nii c'est-à-dire bu ñu koy. léegi jàngal leen ni ñuy téye léegi ñoom nii la ñuy def donc de ce fait kanam bi la ñuy jël en gros plan. chaque jour sama benn paa bi loolu laa xam ne ko gis ngeen yéen 60 ans internet da leen dépassé tuuti mais da ngeen bëgg ñëw bokk. waaw ça c'est vrai. laaj leen ni ñu expliquer leen nii rek la ñuy selfie nii rek. mais ñoom équidistance da ngay jël équidistance waaw ñoom noonu la ñuy def daal di jël nag li nga xamante ne moo di kanam bi yëpp def ko en gros plan. di leen ñaanal gudd fan ak wér ñoom suñu papa yooyu di wax ni xale yee ni mel rek jamono ji ak téléphone yeeg smartphone yeeg réseaux sociaux yi ñoom. dafay doy waar ñaanal leen ñu rek loolu nekk na lu am solo mais Merry il faut ñu waxtaanee tamit quand même Bitcoin li ko waral nag li tax ñu waxtaanee Bitcoin bi mooy xam nañu ay kon li ñu fi lancé nii mu nekk cité bi nga xam ne mi ngi koy def fële ci Mbodiène gis nañ ci suñu information wan nañ leen liggéey yi wan nañ leen ni mu ko fas yéene doxalee. mu nekk loo xamante ni
taxawal nouvelle génération mën nañu ko waxee noonu. waaw nouvelle génération de ville donc kooku di Alioune Badara Thiam moom di Akon moom moo daal di samp boobu le projet. bi nga xamante ne ni fële ca Mbodiène la ko bëgg a def li nga xamante ne nag moo di innovation cité bi c'est que dafa am ay nduróowaale ak li nga xamante ne moo di Wakanda. fële ca film boobu nga xamante ne moo di Black Panther. donc loolu moo nekk ay nduróowaale parce que dafa daal di wax architecte am bii di Youssène que ne dafa bëgg li nga xamante ne moo di tabax yi. daal di jël forme tabaxu Afrique ba nga xamante ne boo ñëwee ba ci ville bi di nga xamante ne lii ville africaine la du ville tubaab ndax nee na tubaab bi ku ci nekk am nga sa bâtiment. am nga ni ngay tabaxee ak sa architecture mais ñun africain am nañ noo xamante ne ni suñu bâtiment yi noonu la ñuy defee. léegi nag mu daal di. day utiliser xaalis bi ñuy wax. waaw ci kaw loolu mu def ay coin. ci kaw loolu moom dafay daal di utiliser li nga xamante ne benn monnaie électronique la xaalis électronique boo xamante ne du loo xamante ne da nga koy gis da nga koy teg bët mais day jàll à travers des transactions donc moom la ñuy tuddee Bitcoin donc moom nag comme Akon City la def mu bëgg maasaale yëpp daal di ko tuddee Akon. donc voilà turam la jël ak turu xaalis bi mu daal di ko boole mu daal di tudd Akon. donc moom monnaie boobu moom moo nar a nekk monnaie wu site ville boobu nga xamante ne près de 300 000 personnes war nañ see mën a dëkk. mu am ay école poste de police et cetera et cetera. donc vrai de ville lay nekk. vraiment ñun daal ñu ngi ko doon jàppee ci ay rêve. moom nee na sax dafa bëgg lii su matee américains yi di ñëw di tourner ay film ci biir cité boobu parce que day nekk li nga xamante ne ñun suñu fierté lay nekk fierté nationale lay nekk rêve la woon pour ñëpp ay film lañ ko daan gis ak yooyu mais bu ñu demee ba muy dox ci jamono ji mais loolu nag moo tax ñu def xalaat taxaw ab seetlu laajte ba xam ne ay sénégalais ñi ngi liggéey ci lii waaw am na ay sénégalais yoo xamante ne ñoom ils ont découvert le Bitcoin très tôt donc ay côté 2012 d'ailleurs am na si koo xamante ne jot nañu waxtaan ak moom mais kooku bu subaa lañ leen koy indi ndax États-Unis la nekk mais tey dañu dem seeti suñu benn ku jigéen koo xamante ne moom tamit xam-xamam nàcc na si li nga xamante ne moo di Bitcoin te loolu daf ma neex parce que jigéen la nekk si digital bi mi ngi tudd Binta Ngom ñu daal di déglu explication yu ñu jox si li nga xamante ne moo di Bitcoin su ko defee suñu yaay yi ak xale yi ñu seetaan gën a xam lan mooy Bitcoin. Bitcoin mooy xeetu xaalis boo xam ne kenn mënu koo laal ak loxo donc xaalis la boo xam ne amul ay billets wala ay pièces donc ça marche à travers internet si suñu smartphone lañ ko mën a utiliser wala suñu ordinateur donc lan mooy particularité par rapport ak monnaie fiduciaire yi nga xam donc xaalis la boo xam ne amul benn état bu nekk si ginnaaw wala benn gouvernement wala structure bu mag boo xam ne moo nekk si ginnaaw xaalis la boo xam ne communauté bi nga xam ne ñoom ñoo koy utiliser ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo koy gérer à travers une technologie boo xam ne elle s'appelle blockchain ak ay protocole mathématique yoo xam ne ñoom ñooy assurer transaction yi ak lépp luy sécuriser réseau bi alors nan lañ ko mën a utiliser on peut les utiliser au même titre que monnaie fiduciaire yi nga xam ne moom lañ jot a xam comme euro wala CFA mën nañ si def ay achat mën nañ si def ay transactions entre nous donc c'est une monnaie qui est utilisable au même titre que monnaie fiduciaire yi alors particularité am nag mooy comme ni ma ko waxee sànq amul benn structure bu nekk ci ginnaaw donc kenn contrôlé wu ko elle est décentralisée et incontrôlable alors loolu sax moo nekkoon mbébétu ki nga xam ne moom moo ko créé mooy Satoshi Nakamoto créé monnaie boo xam ne dañ koy échanger de pair à pair sans que mu am benn intermédiaire bi nga xam ne moom mooy nekk ci digg bi donc Bitcoin ñu koy jaajëfal moom Binta Ngom wax nañ ko sénégalaise la di liggéey ci xam-xamam màcc lool ci mbirum monnaie électronique yi Bitcoin mi mu ñu ko doon explication yi leer na mais il faut mu leeral mais peut-être am na benn part déjà bu commenté ne moom 66 ans la am daf ñu doon tontu xam naa sànq mais waxaale na ci Bitcoin bi du xaalis bu ñuy téye nii du nafa c'est comme li nga xamante ni moo di transfert d'argent yi ay ñoom Orange Money ñoom Wave ñoom Wari et cetera donc affaire xaalis boobu noonu lay mel du loo xamante ne ni da nga koy téye sa loxo wala nga denc ko sa nafa comme suñu yaay ni ñu ko bëggee def déedéet loo xamante ne ay da nga koy dégg li ñuy wax wala di ko gis mais doo ko laal voilà day jaar ci mbirum internet bi mais taxul xaalis la rek waaw xaalis la non il faut ñu rassurer leen que ne xaalis la xaalis bu dëgg te wér la te loolu mën na la permettre nga xamante ne ni nga nekk millionnaire wala milliardaire parce que benn milieu la boo xamante ne ñu bëri investir guñ ko bu bëri ndax ñu bëri comprendre guñ ko mais ñi ci nekk ñoom actuellement am nañ ci xaalis bu baax
d'ailleurs loolu tax suba. dinañ jot beneen Sénégalais bu nekk ci beneen dëkk. je pense États-Unis la nekk bu ci liggéey mu expliquer ñu nan la ñuy def ba liggéey ci wala nan la ñuy def ba gagner ci Bitcoin bi. effectivement dinañu expliquer moom naka la def ba xamante li nga xamante ne moo di monnaie boobu di Bitcoin. naka la def ba am ci liggéey ak Bitcoin lan la ñu mën a indil. ñun actuellement ci jamono ji ñu toll comme apport loo xamante ne ni lu baax lay nekk ci suñuy affaire. En tout cas de Bitcoin yi jar na dem investir wu de. non de maa ngi ci dugg naa ci de. waaw il faut que ma jàng affaire yi xool bu baax la wonoon sax. waaw noonu laa nekkee. su ma demee benn pas ñaar non nañ ànd dinañ ànd foog ñu ànd dem. en tout cas mu nekk lu am solo comme ni ñu leen koy defalee ci li xew ci biir internet bi wala li ci net bi utile la ak agréable dañ leen di junju di leen gën a xamaleeg yenn yi nga xamante ni jamono ni toll. wax nañ ko internet nag léegi dafa romb suñuy domaine fi mu ne nii ay yëfi état la wax nañ leen fi semaine bi ñu génn coowal États-Unis beeg Chine bi ci mbirum internet ak TikTok beeg yeneen ak yeneen dëkk yi fi mu ne nii ki ëpp xaalis ci monde bi gis nga ko dañ leen di tegal juróom ñi ci gën a ràññeeku ci mbirum koppar actuellement ci monde bi ci mbiru internet yeeg mbirum digital bi la ñuy yëngatu loolooy war ne yëf yi fi mu ne nii jéggi na doyo te yaakaar naa ni Sénégal bu développé yi internet daf ci war a mën a bokk Afrique bu développé internet ak mbiru digital yi daf ci war a bokk. daf ci war a bokk d'ailleurs si loolu sax la ñuy daal di dem pour bifurquer pour wax li nga xamante ni mu di coowal orange gi. parce que suivi de cas la ñu wax. ndaxte lépp lu xew rek ci internet bi te ñu relayer ko moo xam Twitter moo xam Instagram wala Facebook. ñun suñu devoir la ñu tegal leen ko fii ñu daal di si waxtaanee donc ñu ngi ñuy yëgal que ne groupe bi nga xamante ne moo di Y'en a marre. mouvement Y'en a marre bi dañu daal di bëggoon déposer benn lettre de protestation en tant que citoyen. ñi nga xamante ne citoyen yoo xamante ne dañu abonné Orange. mooy par rapport ak offre illimix yu ñu fa waxoon ni. voilà te mu juróon fi coow ñoom nag ñu ngi yëgal à travers leur compte Twitter que ne. dañu demoon pour déposer ji boobu les lettres mais dañ leen daal di brutaliser ba pare arrêté leen et kookul ki ko def mu di police. donc déjà seen image yi baal ma seen image yi mi ngi commencé ñi ñaa ngi koy commencé partager ci réseaux sociaux yi surtout Facebook. effectivement ñi ñaa ngi koy commencé partager parce que c'est leur compte officiel ñoom ñoo ko fa publier muy Instagram muy aussi Twitter. et aussi il y a aussi une vidéo boo xamante ne sànq soxna Naata wan na leen ko ci journal bi mu ñuy wane que ne benn membre de Y'en a marre ñu ngi ko doon dugal ci auto police bi. mais ñoom seen selfie yi ñu def nii ci biir oto bi la. waaw ci biir oto bi la donc juste comme yéen a ngi koy gis nii. ñoom dañu ñëwoon pour déposer lettre bi. pour wax que ne ñoom tamit en tant que citoyen ak abonné Orange dañuy protester mais finalement voilà la police était là pour les arrêter. voilà mi ngi noonu li xew ci biir internet bi li xew ci réseaux sociaux yi actuellement en temps réel lañ leen daal di partager ndook information boobu di tweet waa Y'en a marre gis nga leen ko mairie ñëw na ci wax ci seen lettre de protestation bi nga xam ni coowal dañ li ñu bëgg mooy ñu wàññi mbirum illimix yi nga xam ne Orange génne woon na fi coow li jógoon na fi ñu communiqué. ñun ñii ñëwoon nañ ci joxoon ñaari parti yëpp joxoon ñi nga xamante ne ñooy ay clients lañu ñii waa Orange ku ci nekk yi ci yàbbi joxe ci sa xalaat. te ba ci ARTP tamit indi na ci offre yu bees yi daal nañ ko wax loolu nekk na lu am solo image yaa ngi noonu gisoon ngeen ko ci suñuy xibaar yi nga xam ni sànq la ko soxna Naata doon présenté Sénégalais yi mu nekk lu am solo leneen li mooy dañuy ñëw suñu rubrique bi nga xam ne Sénégal yëpp moom la ñuy xaar. waaw bu yàlla ne waaw donc moom la ñëpp di xaar daanaka à chaque fois bu ñu commencé émission bi. démb wonoon nañ leen benn xale boo xamante ne nii ci benn train la nekkoon. yéen a koy gis ni kii xale la de. mais yaa ngi tooñ nag. mais kii photo bi instant bu ñu koy jël xale la. pas la waaw actuellement pas la mais au moment où bi ñuy jël photo bi. xam ngeen kii ko gis xam na ne xale la ci photo bi. waaw sànq la ñu romb di ñu menace boo leen tegee sama photo di ngeen xam. yéen ñëpp vous l'avez bien compris il s'agit de Bouba Ndour. du Youssou Ndour ci internet ñu bari mais c'est vrai que man bi ma njëkkee gis photo bi dama foogoon ne ni Youssou Ndour la. ñu bari dañu wax ne Youssou Ndour. après ñu ne ma non du Youssou Ndour Bouba Ndour la. poivre de sel yi nga xam ni kii paa la. xale màgg na foofu yëpp dama ne. lii bu yàlla nee waaw photo bi bañ koy jël xale la woon. te internet ñoo ñu ko proposé. gis nga bi yàlla nee waaw voilà. gis nga Bouba Ndour ñi ko trouvé bari nañ nag. waaw. moo tax bari nañu actuellement ñi ngi commencé di négocier ak yenn partenaires yi. ñi ñuy jox ay ngeen di commencé di am comme neexal. ci yenn question yi nga xam dañ koy posé ay gadget. ay yi nga xamante dañ koy jëfandikoo ci téléphone yeeg wala smartphone yi. wala ay téléphone portable yi. wala portable sax pourquoi pas parfois mën nañ fi poser lu xaw a jafe nag. demandé ne ku ko trouvé wala ku joxee réponse bu baax bi. mën nga gagné téléphone portable pourquoi pas ci la ñu jëm di leen may leen ñu tuuti rek ñu lijjanti yëf yi ci ginnaaw après dinañ ko ñëw gën ko yaatal.
wax nañ leen ko ñun ak yéen ñoo yem ñun dañuy ñëw rek di relayer yenn information yi nga xam ne mooy jàll ci réseaux sociaux yi wala ci internet bi yu ci bari gis nañ ni yéen a ñu koy proposé image bi yéen a ñu ko proposé que ni benn internaute moo ñu ko proposé nañu ñu demandé ko ba xam ndax gars yi nañ ko xàmmee mi ngi noonu Bouba Ndour la tey kii la ñuy demandé. waaye kii xale nga indi xale lañ indi waat de. sa xale la nag mais bu yàlla ne waaw nga xam ne changé na. waaye kanam bi am na lu may jox de yow joxu la dara. nit internet yi la rek. ndeysaan jox indice sax. mais kanam bi instant bi kanam bi yërëmtu la. kanam bu yërëmtu ngay kanam bu am am fit la yor. déet waay. waaw léegi xale bu yorul benn kanam bu yërëm. yow yaa ngi joxe indice de Ndiaye yaa ngi joxe indice. pour ñu gën moom ne ni joxe nga ñaari indice bàyyil nii internet ñu deviner ko. maa ngi xaar waaw maa ngi xaar mais déjà maa ngi commencé gis ay réponses ñi trouvé guñ ko ñi ma gis ñi ma jot a lire trouvé guñu ko. voilà rubrique bi bu yàlla ne waaw la. sa gis ngeen Bouba Ndour bi mu nekkee ndaw ak léegi bi mu nekkee paa donte bëggul expression bi nee na du paa yeneen bis yi tey kii lañ leen di laajte. suba ñu jox leen kan la en tout temps dinañ xool ci réseaux sociaux yi muy Facebook Twitter wala Instagram. hashtag bi sunu net la bu leen ko fàtte sunu net lépp loo leen ci jox comme ay image wala ay vidéo wala ay proposition yoo xam dañ ko war a mën a yokk ci biir émission bi. boo leen defee hashtag bi ci internet bi hashtag bi sunu net ñun dinañ ko gis am nañ équipe digitale ci ginnaaw. boo xam ni équipe digitale bu xarañ boo xam ni ñu ngi ci ginnaaw di ñu partager lépp li ngeen xam ni. li nga xam ni yéen a koy joxe ci émission bi li xew ci biir internet bi te loolu nekk na lu am solo beneen bi. image du jour. lii tamit dañ ko demandé woon démb. waaw balaa image bi wax nga dëgg ay yow lii de ndeysaan. nee naa la xale yi 2000 xam ko. xale yi 2000 xamuñu ko. waaye xale 80 yi xam nañ ko de. bari na ci ñu ko trouvé. ñii waaw tàngal suukar la. tàngal suukar gis mooy naa tàngal yeneen tur bant sax suukar bi. gis naa ay yeneen tur dafa mel ne dafa doon changé tur selon yenn zone yi. waaw gis naa ay yeneen tur mais tàngal suukar daal. waaw tàngal suukar lañ doon wax waaw lii da nga doon dem da nga siy sonn nag ndeysaan da nga koy jënd waaye da lay mujj soof. mais nii démb am na ñu bari ñu mu fàttali nag jamono mais lii baax na nag. waaw. parce que dafa am ñoo xam ñu ci fàttaliku lu yéeme quoi ci école primaire. xam nga mais bu ko daan jaay foofu. ñii dañ ko doon jaayaale ak mburaake yi. gis nga. ak cerise yi ñu ko doon def kaane jamono daal poobar dafa yéeme dafa gaaw. xam na leneen tamit lu daan xew ci école yi. waaw li daan xew ci école yi. ñu daal di ko indi. waaw lii normalement sama mbokku Haalpulaar yi dinañ ko xam. moom tamit mën na changer tour. waaw mën na changer tour mais normalement sama mbokku Haalpulaar yi. mais lii est-ce que amati na ñu wax yéen machine ngeen xam. lii man de dëgg gëj naa ko gis. bari na ci morom. gëj naa ko gis. te yow prototype sénégalais type. waaw mais gëj naa ko gis est-ce que ñu ngi koy defaraat aussi. yow yaa ngi fi wax léegi waxu évolution. waxu évolution la ñu wax et on évolue dans le bon sens Ndiaye tamit. lii mairie rek ñoo ko ñoo xam. ngay bàyyi sànni xeer gi. amul benn xale fi mu ne nii sa jamono seen génération bi mu xam lii. man de xam naa ko. lan lañ ci daan def. daan nañ ci su ma ko waxee kon nit ñi dinañ xam. mais waxal lan bàyyi ba suba rek bàyyi ba suba. nit ñi dinañ xam. bàyyi ba suba instant bi su ma ko waxee sama ñi ma bokkal génération dinañ xam lan la. waaw bàyyi ba suba rek dinaa wax lan la ko mairie doon faral di utiliser ñun jigéen ñi min nañ ko bu baax. lan mooy image du jour bi tey. image du jour bi nag kermesse la. yéen a ngi fàttali ko jamono kermesse mais dafa am kermesse spéciale ndax amoon na ay temps. boo génnee ci mbedd bi da ngay gis mooy jaaykat yi nga xamante ne dañuy teg 500 teg ay jeux ci suuf. mais lii daan am ci kermesse. voilà mais ci koñ yi sax daan na. même ci koñ yi léegi da ngay ñëw nga sànni raakool bi fu mu tourné rek foofu nga gagné. man de daan naa joué xaw ma ak yow. est-ce que daan nañ la jox li nga gagné. si am nañ ci ñu la daan jox li nga gagné. non lii amatul. lii amatul mais sànq yaa ngi may raconté anecdote bu doy waar ci lii nii doo ko raconté internet yi. non lii dinaa ko bind lii. kermesse yi dañ daan def yii de mosuma intéressé nag. Ndiaye nee na mos nañ ko ci dóor yu métti. Ndiaye da ngay wax ak internet yi. lii dañ ma ko doon tere moo tax. waaw dañ la ko doon tere. loo ci doon def ba ñu dóor la quoi te xam nga doo ñu woon bëgg ñu ñuy def. ay waaw dañu doon tere jeu yooyu moo taxoon ko fa àndaloon. lii temps booy la ñuy fàttali. leneen bi. bu ñu jógee ci temps booy toujours on reste ci temps booy. ak li nga xamante ne xam nga maire yi dañ daan faral di dóor. léegi nag ñu ne lii nii arme yoo xamante ne suñu yaay moom lañ daan faral di utiliser. am na ci koo xamante ne corps à corps bi mooy kudd bi. am ñoo xamante ne bale bi la à distance pour yóotu la am ñoo xamante ne dàll bi mooy la drone ndax dañuy sànni rek mu dal. bu nekk dañ ko wutal tur. bu nekk dañ ko wutal tur bu voilà kii bi kudd bi mooy corps à corps bi xam nga boobu dafa jege ndax dóor bi day dal bale bi mooy distance bi
drone bi moom mooy carax bi. mooy bu ñu la doon yóotu bu ñu la bëggee. yottal ottal. te bu jotuñu la. waaw noonu la ñuy def daal daan sànni. yow li nga daan dóore. man bale bi mais bu gàtt bi. mooy bale sëgg bi. ok te ci ginnaaw lañu daan jël. mooy bopp bi. mais bi dafa jubal na ko dóor bu baax. image yu am solo nga fi indi. di dafay baax yenn saa yi ngeen fàttaliku démb comme ça xale yi xam ndax xale yi xamatuñu yi. kenn dóoratu leen. punchline bi xoolal. mi ngi noonu tellement femme est compliquée même la fermeture de sa robe se trouve dans son dos là où la main n'arrive pas. lii de yéen lay waxal. waaw ñun de maanaam dañuy wax ne que jigéen dafa compliqué à tel point que fermeture robam sax ci gannaaw lay féetee fa nga xamante ne loxoom mënu faa jot. loolu la wax waxuma dara. bu leen def ay live di tooñ. est-ce que jigéen a ko wax ma damaa liir. waaw mais jigéen a ko wax. en tout cas baax na loolu moo nekkoon na image punchline bi leneen li du ñu jóg ci di ko wax nañ ko dañuy boole utile ak agréable leneen li moo di bari nañ ay ñu ñuy proposé ci réseaux sociaux yi hashtag bi sunu net. mooy les bonnes actions lii Wakaam la xewee. waaw Wakaam la xewee bonne action ñun dañ koy daal di fësal à chaque fois parce que dañu xam ne que ne lu baax la. donc challenge bi mooy li nga xamante ne mooy setal sa koñ. donc avant après gis nga ko comme nii sur les photos fii dafa daal di salte ñoom ñu daal di def seen groupement. ñëw defar ko fële ca Wakaam la cité avion. donc ñu leen di jaajëfal bu baax te ñu ngi wax internautes yi ñu ngi leen di xaar tout le temps ci li nga xamante ne moo di les bonnes actions citoyennes avec le hashtag sunu net chaque fois boo leen ko posté def ci hashtag bi ñun dinañ ko gis daal di ko fësal ndaxte lii ce sont les bonnes actions du net. ay jeunes yu motivé ngay gis ci quartier bu ci nekk ñi ngi góorgóorlu ku nekk ngi def kéemtalaay kattanam bi ba sa quartier set wala sa région set gis nañ ni ay images yi challenging sax ngeen ko mujj def côté bu tilim bi ak côté bi nga xam ne defar nañ ko ba pare. lii Wakaam la xewee moo tax ñu partagé ndoo ko ak yéen téléspectateurs yi yéen aussi internautes yi leneen li moo di ñuy balaa ñoo jeexal rek mooy li nga xamante ni mooy tweet bi benn congolais moo ko def moo di pour remercier bu baax sénégalais yi action yi nga xam ne ñu ngi koy def. waaw daal dina tweeté nee na moom il aime trop les sénégalais parce que suñu gisee seen plage dafay salte lan la ñuy def dañuy ñëw nettoyer lépp ba mu baax jël lépp en main te duñ ci xaar benn autorité avec les faibles petits moyens et nee na loolu la ñuy tuddee dignité donc ñu koy remercier et di wax suñu ndaw yi que ne lii tamit dafay baax même étranger yi bu ñu ko gisee dañ ci gën a kontaan et on est cité en exemple. mi ngi noonu li xew ci biir internet bi waxtu wi ñu bàyyi loon jeex na diñ leen di jox dig daje ba suba ci beneen numéro ñu ñëw yaatal li nga xam ne moo xew ci biir internet rawatina ci réseaux sociaux yi surtout action yu baax yeeg li nga xam ne dañuy jëmale kanam. Demain mercredi 2 septembre rendez-vous à 13h30 c'est toujours seen émission li xew ci biir internet bi ñu leen di jaajëfal bu baax. ñu bàyyi leen nag équipe Wareef ñoom ñi ngi waajal ci ginnaaw ñu ñëw yeneen i xibaar loo xam dina leen soxal ci période yi jaa ngeen jëf dig daje ba suba ci beneen numéro. laa la giñal man bàyyi woon naa hip hop dama tëdd guddi Tupac feeñu ma sol jàllaabi bu weex tàll xoolal ci yor micro comme ni ma ko téye nii ci sama loxo càmmoñ moom mu téye micro loxo càmmoñam ndeysaan sol jàllaabi nag def tànki neen ci gént bi tàpp ma ba mën a bërët mu ne nuqi micro jox ma ko ma yeewu ci gént bi affaire bi sey ma quoi ma ree quoi ma ne mais man damay bëgg a dof wala